asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk seen tur ak seen sant di leen jaajëfal waaye tamit di leen dalal jàmm ci suñu chaîne YouTube Widish Vision tey nag dañoo seet si ki nga xamante ni mooy Pape Alioune Gadiaga ñu gën ko xam ci Père Gadiaga may faral di wax ne mooy le père du peuple ma bàyyi ko mu nuyoo présenté wu wax leen ci li muy yëngu Père nuyu naa la. ñu ngi lay fay Kumba ñu ngi nuyu képp koo xam ne mu ngi suivre chaîne bi. man maa ngi tudd Pape Alioune Gadiaga nekk manager du groupe Kër gi bu Kaolack nekk directeur labelu Penku Site nekk le chargé de l'organisation du mouvement Y'en a marre au niveau national juddoo Kaolack yaroo Kaolack am genn wàllu Mbuur ndax suma wajuru jigéen yàlla dafa def dëkk moom boo fa defee lu jógee 15 ans presque fa nga bokk mu ngi Mbuur depuis presque 15 ans voilà donc en gros kooku mooy Pape Alioune Gadiaga. voilà mi nga ko kooku mooy Pape Alioune Gadiaga ñu gën ko xam ci Père Gadiaga Père nag nit ñi yaakaar naa ne bu weesoo wàllum li nga xamante ni mooy côté artistique bi ak li nga xamante ni moom mooy label bi moo global sax li nga xam ne moom mooy artistique bi ci li nga gën a fës mooy activisme bi loolu naka nga koy dundee est-ce que am nga vie de famille. activisme moom boo ko amul mun a am vie de famille parce que activisme li ci ëpp liñ ciy def mooy xeex nooteel te doomu aadama bu ñu la nootee boo ko seetaanee amatoo vie de famille tey Sénégal li fi xaw ni ñun amatuñu vie de famille parce que bu ñu demee ba nit ñi ragal a wax wala nit ñi ragal a sax wax téléphone mel ni la xewoon Gambie c'est parce que amatuñu vie de famille bu ñu demee ba nit ñi mënatuñ doog seen kër ci jàmm parce que yaa ngi sóor ñu fekk si la fa jël si la comme ni ñu ma defoon le 5 mars fekk ma si sama kër ci boolu añ jël si ma je pense que bu fekkee ne loolu la foofu la Sénégal toll dafay jar nag dafay jot nit ñi fippu wane seen bopp pour moomaat seen bopp waaw parce que ab nooteel bu dakkut maanaam fipp day dagan moo tax activisme dama jàpp ni pour ñu am vie de famille bu tranquille il faut que ñu engagé wu xam suñu ay droit jëfe suñu ay devoir voilà. mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy sa famille naka ngay dundee inquiétude boobu parce que yaa ngi sa biir wax yaa ngi xamle ne si boolu añukaay lañ la fekk yóbbu la ñoom nan ngay dundee ñoom seen inquiétude. waaw xam nga sama wajur wu jigéen da ko doon wax daf ma ko doon wax lu très souvent sama papa daf ma ko doon wax man sama papa c'est un politicien leader bu mag la Kaolack adjoint au maire la donc yàgg naa ci xam naa li politique quoi gis naa façon bu nekk suñ kër parce que dama nekk ndaw di ataayal sama papa xaritam yi di fa ñëw ñu fay teg sax ay am na sax part courant rénovateur bu Kaolack fa la juddoo donc je connais pas mal de politiciens yu nekk Sénégal yoo xam ne nii suñ kër la ñu formé politique donc xam naa arène boobu yàlla dafa def tambab dafay wax mu ne bu maanaam boo juree jàmbaar sa fi dootul toog waaw yàlla moo def ma activisme nekk ci man sàkkuwuma ko créé wu ma ko dafa bokk ci man parce que depuis tout petit loolu laay dund moom laa xam révolte ma yàgg naa dugg ci sax problème mu jàmbur yoo xam ne nii li koy indi dama gis kenn ki néewal doole kenn ma dugg ci ba moom problème bi donc man injustice dama ko mës a bañ mosuma ko bugg depuis may nekk ndaw tey wax lu dul dëgg musul nekk sama way of life bugguma ko donc yooyu boo am na yoo xam ne bu dajee ci yow munoo def lu di bañ képp kuy ànd ak yow nooy fay préparé wu ci loolu sama soxna yàlla dafa def moom xam na lool ci man maa ngi fàttaliku 2011 dama ko doon oo souvent di waxtaan ak moom buy jaay marché maa ko del def ndànk parce que mun nañ la fekk fi nga toog ñu dugalal la dara ci sa say bagage pour que après en retour ñu jéem ñoo noppiloo mu ne ma bu boobaa buñ leen jéemee noppiloo bu leen noppi ndax combat bi ngeen yore moomu leen ko combat wu askan wi la bi laaj ñu jàpp nañ ma jàpp donc continuer leen seen xeex donc amul nag benn mag moo xam ne nii amaana bëgg nga surtout jigéen ñi sa doom jàpp ko tey suba nangam jël yóbbu fii gannaaw suba ñu jiiñ ko terroriste gannaaw suba ñu jiiñ ko franc-maçon gannaaw suba moom problème amul mag yu muy neex ñu ci ëpp ci bari waaye tànnuñu ko suñu yoon la boo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel dama doon am kersa tey bu fekkoon ne sama àdduna dafay fekk def ñaawteef la wala def dëng-dëng waaye comme yàlla dafa def dimbal nañuy tegu ci ñuy jéem a tegu ci njub ci la ñuy jéem a sax parce que jàpp nañ ne mooy mujj te moo am njëriñ ëllëg sama doom yi dama leen di préparer ci loolu nee naa leen maanaam li may bañ bu ëllëgee bu ngeen màggee laaj ma bu Sénégal métti bi Sénégal métti woon fan laa nekkoon bëgguma leen wax leneen lu dul jéemoon naa ci wala xeex naa ci def naa ci donc moo tax du ma toog ñoom préparer naa leen ci loolu buñ ko miinee baax na buñ ko miinee dinañ ko mës a miin xëy na ñu ndaw ñi la mais mag ñi
ñu mag ñi xam nañ soxna si xam na papa ak yaay xam na man sama papa le 22 juin 2011 ñun bokk nañ ci élément déclencheur yi indi 23 juin ñun ñaar lañ boole tëj ñu kasu Kaolack moom muy défendre Benno Siggil Sénégal man may défendre Y'en a marre le 22 juin 2011 le 5 mars 2021 10 ans après ñun ñaar lañ boole tëjaat ci benn kaso en tant que leader politique man ma nekk ba tey toujours Y'en a marre ñoo bokk benn kaso bu ñu tëdd bu ñu nekkoon donc kooku amul inquiétude ci loolu parce que xam na loolu moom aussi ku engagé la voilà donc yaakaaruma ne sama famille amati nañ luñ ciy sóor luñ ciy maanaam wala luñ ciy tiit lu dul daal ndaw ñi. daguma la mais xam nga kaso dafa fort nit ñi buñ déggee kaso rek seen fit yi day naan rës ndax tamit da ngay xool sax yow mujjanteel arrestation buñ la mujjee arrêté xaw na am différent avant ñu lay arrêté quoi donc buñ la gisee ñii dañuy tiit dañuy naan kii lan la subir foofu noonu lan la dund foofu ñu ñëw tuuti rek ci lan ngeen di dund foofu noonu buñ leen arrêté. waaw man bu fekkee ne damay dellu tuuti ginnaaw le 22 juin 2011 par exemple. dund naa métit biñ ma jàppee Kaolack dañ ma doon torturer dañ ma takk manote ma takk ma lonk ma ci bant yëkkati ma aj ma ci kaw ay table yu kawe 7 personnes environ ñoo yoroon ay yat di ma dóor di ma sotoo di ma dóor yu métti yoo xam ne judd naa ba nekk ba ni ma toll ba 2011 laa mos a dund torture bu mel noonu et je pense que ñi ko def tey dama leen di santaat parce que dañ ma motiver parce que gis nga doomu aadama boo ko jamee bal ci xare yokk nga ko motivation voilà donc dóor yooyu ñu ma dóor daf ma gën a motiver ma continuer combat bi moo waral 10 ans après ñu jàppaat ma parce que bu fekkoon ne dóor yi daf ma ragal lool dootuñu ma jàpp day fekk bàyyi naa mais du ñu bàyyi rawatina ci biñ ma jàppaatee cette fois ci mu gën a nekk boo xam ne encore dañ ma gën a tooñ parce que dañ ma fekk sama kër jàpp ma bii passé le 5 mars bii passé dañu ñëw sama kër fekk si ma fa jël si ma fa kaaw yi commissaire bi laaj naa leen ndax da ngeen am mandat dama ne ñu ne ma noonu dañ bëgg nga coopérer comme man xam naa commissaire bi je me suis dit donc naa dem xëy na dafa am lu ñu may laaj ma dem sama papa ñëw seet si ma balay commissaire bi di ñëw ñu boole ko mook ak sama benn rakk bu góor ak man boole ñu jàpp yóbbu tëj ñu. mais boobu jour boobu noonu est-ce que nekkul woon da nga génnoon bokkoon ci manifestation yi. non génn ma parce que ku ñu fekk ci wàllu añ kay mënul génn añewu ma ci mbedd bi ci biir kër la. génnoo bokkoo ci manifestation dara. manifestation amul. parce que déjà man dama bokk ci mouvement Y'en a marre. Y'en a marre initié woon benn journée boo xam ne ni journée de résistance la mais dañu def déclaration d'autorisation. nañ def déclaration pour am autorisation def nañ ko partout au Sénégal. Kaolack man fa la ma fekk man daw man Kaolack pour combat bi daf ma fekk dama amoon dëj moo ma yóbbu Kaolack sama maggu yaay moo wàññeeku woon maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana d'ailleurs démb la am 40 jours démb moo doon 40e jour am ma demoon Kaolack pour loolu donc yàlla def mbir mi fekk ma fa bi ma fekkee ñi tax dugal lettre pour def demande de kii pour def maanaam autorisation kii bi déclaration de marche bi man bokk ma ci woon mais Y'en a marre laa bokk bi ñu defee gars yi autorisé wuñ ko donc marche amuloon mais comme leader la donc jàpp nañ ne xëy na man mun naa yëngal wala mun na nangam sangam ils sont venus chez moi ay 10 heures ci suba indi laajte beneen tur man Pape Alioune Gadiaga laa tudd ñu ñëw laajte Pape Mamadou Gadiaga ma leen tur boobu xaw ma ko ci kër gi. ko leen yónni ñu ne ma commissaire ma leen dem la ngeen laaj ko tur moo wax leen tur bu baax et puis yéen la ñaan ñu expliqué présenté ay adjudant xaw ma naan wax ma leen ok ay 13 heures maa ngi si boolu añ ci añ ñu dugg si kër gi mais comme ko xam nañ leen yónni na leen benn la ren dafa feeñ fële américain yónni leen ñu war ko jël si mais armée nit ñi bu aj non mais affaire bu doy graaw maanaam nit ñi man loolu xam nga loolu du sama man laa ci xalaat parce que loolu ragal la wu ma un iota man bu fekkoon loolu may ragal ñoom duñu ma xam mais da ngay fekk ay ndaw ay xale du image bu rafet bi ñuy jox suñu réew nga ñëw ci kër fekk borom kër toog ay doomam nekk fa ay rakam nekk fa soxnam nekk fa nga wàcce oto kërëj ñëw mel ni ko xam ne malfaiteur la dugg ci kër gi dañ la soxla nangam sama doom am naa doom bam 12 ans dafa jël benn bagu baseball taxaw di xaar policier yi sama ay frère commencé song policier yi ma xam ne lii fu muy jëm parce que bu ñu leen laaloon dootuma ci xool ndax policier lañu pas parce que mënuñu ñëw sama kër indiwuñ convocation indiwuñ mandat d'amener par exemple créé boucan sama kër buñ nuyoo leen doole samay rakk wala samay doom dama leen jox sama bakkan mais comme yàlla mayoon na ma xelu ma dal ci laa dal ne booy calme leen ñoom it par respect parce que yilif maa leen yilif ñuy dal ma ànd ak ma laaj leen ñu expliquer ma ànd ak ñoom surprise bi ma ci am mooy en fait dafa am loo xam ne nii pour man c'est de la lâcheté mënuloo fekk nit ne ko coopérer
mu coopérer ci loo xam ne ni yow da nga ko fekk këram nga dem ba ci PVM nga tàppel ko participation à une manifestation non autorisée yow yaa ngi ko fekk biir këram ci boolu añ pour man déontologie mayut loolu gis nga war may doomu aadama gis nga il faut sénégalais yi ñu dem ci homme de tenue yeeg ay fii lépp lu ñu dénk doomu aadama moo xam ngay ministre moo xam ngay président bàyyil sa xel ne amoo nekkoo woon dara avant te doo après doo doonaat dara donc ñu bàyyi suñu xel ci loolu ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi sénégalais lañ bu ñu sañoon Sénégal dox coow lu bari la nga gis ni yëpp du noonoo wuñ réew mi lañ bëgg mu dox rek ñii nga xam dañoo la dénk ñu doxal ba ñi nga xam ne nii jotuñ ci jot ci léegi nag loolu mun naa indi ñu wute ci xalaat mais duñ ay noon mais jëw ci kër jàmbur di wàcc di xam nga mel ni koo xam ne nii par exemple dafa am lu mu def pour man loolu ñàkk respecté la dignité humaine la ginnaaw loolu nga jël nit boobu yóbbu ko police mais amuloo kersay yow nga ne c'est un agent assermenté amuloo kersay bindal kooku ne ko participation à une manifestation non autorisée te nga xam fi nga ko fekk yow amuloo kersay loolu mais nga tàppel ko association des malfaiteurs mais amoo kersay loolu mais nga tàppel ko appel à l'insurrection c'est-à-dire ay chef d'accusation yoo xam ne ni benn bu ci nekk mën na tëral nit ci kaso mais le constat que j'ai fait mooy seen cuune boobu ñu nekkee moo wër àdduna parce que moom lañ tàppel ñëpp ñu doon manifester ci ay événement yoo xew ci jamono jooju Ousmane Sonko biñ koy téye di ko tàppel trouble à l'ordre public mu ngi ci biir oto yaa ko téye ci àll bi ba pare tàppel ko trouble à l'ordre public ça dañuy dem ba dañuy tax nit ñi dootuñu wekk yoon parce que da ngay gis ay kàcc yoo xam ne ni moo ci nekk parce que nit mënoo ko fekk ci yenn milieux yi jàpp ko jiñ ko yenn yi donc loolu dañ koy ñaawlu parce que bu atax arrêté wul dafay jur leneen ëllëg gis nga réew moo dégg mu tàkk dafa am lu ñuy wax représailles moo ko jur nga fekk nit ci biir ay nawleem wala nga fekk ko ci biir njabootam wala nga fekk ko ci biiri këram nga néewal ko doole bu day jur am payu waaw te su boobaa amul kenn comme ci arrangé réew yi tàkk yi ngay gis ni wax génocide yi ngay dégg wax si dëkk yépp loolu koy jur néewal nga nit doole te fekk na tegoo ci kaw dëgg ñun nitu dëgg lañ ragaluñ ku ñu fekk ci ñu nekk ci yoon nga teg ñu ci yoon mais buñ ñu sosal gis nga man képp koo xam ne daa nga may wax lu dul dëgg ak koo doon ragaluma la parce que jàpp naa ne dëgg kese mooy mujj donc loolu mooy li nga xam ne xew na ci bi ñu yóbbee police jàpp nañ yeneen nit feneen ñun ñëpp ñu boole ñu ci benn soor sama papa dafa ma seet si ànd ak sama rakk ñu jàpp leen ñoom ñaar boole leen ak man mais ba pare tàppale ñu même chef d'accusation yi sama papa ak sama rakk ak man ak ay ñoo xam ne ni ils sont de l'opposition ñu jàppale indi leen police ñu fekk si ñu nekk fa ñun ñëpp mais ñun ñëpp nekkoon nañ 6 personnes ñu boole ñu ci benn chef d'accusation ñoo xam ne ni fi leen jàppee bokkul ñaar ñe jumaa la ñu jógee dégg na jàpp nañ ma ñu invité interroger leen point de presse ñu wax ci point de presse bi di ñibbi seen kër ñu dab leen ci yoon bi jàpp leen sama papa seet si ma ànd ak sama rakk ñu jàpp leen am na benn femme boo xam dañoo dégg na ñun dañu doon réunion këram ñu dem jëli ko jàpp ko c'est-à-dire ñuy 6 personnes yoo xam ne nii kenn ku ne dafa fam fu ñu la fekk jëli la mais ñu daal lañu ci benn chef d'accusation ñun ñëpp ñu defal ñu participation à une manifestation non autorisée ci loolu te manifestation bu amul déjà ñu bindal la association de malfaiteurs c'est-à-dire après man bi ma toogee di réfléchir je me suis dit waaw man sama papa moom mag la quoi wax dëgg fa yàlla man lañ jàpp mu seet si ma mais ñu def ko di jiñ ko malfaiteur c'est-à-dire dafa am loo xam ne nii dafa am maanaam ab góor da ko war a jomb waaw buñ la ko sax sëfee yow sa ngor da la ko war a may ñàkkal te dese dëgg donc loolu mooy yoo xam ne c'est des faits yoo xam ne nii bu dakkul ci réew mi dina jur musiba parce que gis nga nit ñi ragaluñu dee parce que Mamadou Diop ñoo àndoon ci 2011 jëm 2012 yàlla moom ko donc ñun gis nañ loolu gënuñ ko mënoon a nekk ñun donc loolu ragalloo ñu def ñu gën a ñemeloo xam na ne nit du dee ñaar yoon benn yoon lay dee kaso yi nag par contre bala ñuy dem kaso da ngay dem police c'est-à-dire les policiers ils ne respectent pas les gens maanaam bu ñu jàpp nit ñi parfois ni ñu leen di jàpp see ni ñu leen di traité surtout boo dee ndaw wala ñu xool la ci yenn image yi mais dañ leen di torturer te torture dañ ko criminaliser actuellement yow boo torturer ab doomu aadama nga doon policier nga doon ku la neex yow yàq rey nit yéen a yem parce que crime la donc dañuy dem ci ignorance su nit ñi ñu surfer ci di toroxal doomu aadama yi parce que da ngay xam ne ki nga jàpp wala ki nga jàkkaarloo xamul nga surfer ci loolu mais même moom bu xamul yow kiital ak sa conscience nga xam li la yoon may ak li la yoon mayul donc état yi nga xam ne moom police yi di nekk kenn waxut police na ñëw mel ni suñ kër yi
ba boo ñu fa jàppee nit ñi ñu tëdd mel ku nekk seen biir kër mais yàlla minimum la ñuy dugal ci milieu yoo xam ne nii yooyu fa nekk bala ngay dem fenn yooyu mën nañ laa sibiru nga dee état bi maanaam état bi mu nekk mais tilim bi muy tilim dafa jéggi dayoo mais toilette yi defaral nit ñi si biir police yi léegi sax am na ñoo xam ne dañ ci defar ay toilette mais am na ñoo xam ne amul toilette siwo lay am siwo maanaam da ngay taxaw di saw ci biir siwo bi ci kanamu nit ñi c'est loolu mooy basculer la dignité humaine da ngay jàpp doomu aadama dignité am parce que nit dafa fort du c'est pas pour rien yàlla jël yonent bi def ko xalifaam ci kaw suuf donc na nit ñi xoolaat li ñuy def boo fa jógee ci police yi ci seen interrogation yi mais dañ lay chargé man commissaire Kaolack moo ma chargé parce que moom moo ma woolu ma ñëw donc ci bannièram la ma nit ñi jël see woon ci PV yi moom vérifié na ko bu ñu ma tàppeelee yenn yi pour man maanaam waat bi mu waat ne moom day doxal yoon ak relation bi ngeen am mais man parce que suñu relation bi ñu ñaar du relation boo xam ne dañu ay xaritu yu ànd lañ dafa am nit bu ñu boole woon ñu par le biais de cette personne ñu xamante seq lu rafet mu jàll donc mun na ma sax bañ a xàmmee mais même bu ma xamut même bu ma xàmmewul warul ñu traité man ak ñëpp a ci yem nit lañu war a traité nit ñi traité nit ñi ci police yi gis nga dafa dem ba dafa ñàkkloo jom nit ñu bari léegi maanaam yenn yi dañ ko dindi ci nit ñi ragaltuñ police c'est-à-dire il faut policier comprendre que ne nit ñi rek tëdd ci kaso bi ak tëdd sa kër la nit ñi yemale parce que xam nañ ne gis nga booy dox actuellement sa benn tànk mu ngi ci kaso bi benn ci mbedd mi gis nga nit ñi lu garaaw gi xew Sénégal bu ñu defal ndànk ci kanam parce que dañ fexe ba dindi kiraayu kaso kiraayu police ba nit ñi ñàkk ko cëral ba bu ëllëgee bi wallahi dinañ jiiroo pënd yoo xam ne ci réew mi nit ñi dañ ne nan lañ def ba nit ñi te loolu gis nga bu ñu demee ba police ragaltuñ ko nit ñi ragaltuñ tëdd kaso mais musiba day xew ci am réew. mais loolu pour selon toi loolu ci ñan la jógee. mais parce que policiers yi gis nga dafa am lu ñuy wax service commandé boo ci nekkee man quitte à ce que ma démissionné du ma nangu koo xam ne daf fiy jaar jàll di yàq loo xam ne man dama koy war a def daa iman police maanaam carrière la et pouvoir yi nii c'est éphémère day jàll nekkoon nañ fi si Abdoulaye Wade. tey jii Abdoulaye Wade jóge na fi defaloon nañ ko saal boulot bu bëri tey jii nii Macky Sall la fi nekk ñu kon di ko defal saal boulot te day continuer dem keneen ñëw nañu bañ a nekk bras armé wu pour politiciens yi ñu leen di defloo ak dindiloo ci lu xam ne dafa indigne parce que da ngaa jàng wala da ngaa dem defi formation ba am niveau am mérite loo xam ne nii d'ailleurs salaire bi ngay am yow bi ñu lay fay nit ñi ngay toroxal ñoom ñoo koy dajale xam nga di dajale. ñii di fay ay taxes ñu dajale loolu yëpp mu nekk contribuable Sénégal ñu la ciy fay loo yóbbu sa kër di ci dund di ci suturlu mais yow nga suturlu bëgg a uñu suturay ki lay sutural ñu yaakaar na yàlla day nelaw loolu mënul nekk gis nga bëri na ci ñoo xam ne bu ñëwee ba jëm mag na gis si ñoom ak toroxtànge dañuy gis si ñoom ak jafe-jafe li ko indi mooy parce que dañu seen service durant ñuy servir dañuy toroxal askan yi toroxal nit ñoo xam ne ni mérité wuñ loolu nit mënoo yaakaar ci loxoom bii ba pare bu ko def benn foykaay parce que ñoom li ñuy lekk ak li ñuy naan certes liggéey la waaye askan wi ñoo koy dajale di leen ko jox nañ xoolaat seen nekkin ak askan wi di leen traité ñoo xam ne nii bu doon seen papa duñ ko traité noonu bu doon seen yaay duñ ko traité noonu bu doon seen gisoo ci kenn koo xam ne nii day téye papaam ak yaayam jël si ko comme ni ñu ma jël see policier bu ñu ko santoon nga bañ mais mun nga ko def pour keneen et pour man loolu lu ñaaw la kantaan nag bu jàllee bañ dem ci kaso yi gis nga dafa am kaso Sénégal yi yàq na suñu doom yëpp parce que dañuy jël benn nit bu këf benn sac ñu tàppal ko délit majeur boo xam ne nii day dem ci kaso bi def fa ay 5 ans te duñ ko jugé longue détention préventive yi loolu il faut ñu veiller ci parce que bu ñu ko bàyyi bu continuer ndaw li def juróomi at ci biir kaso ci état boo xam ne nii état bu doy waar la maanaam lekk gi taxu koo am njëriñ bariwul njëriñ naan gi noonu tëddin bi musiba naaru laay la condition yi bi nga xam ne woon na ci biir kaso bi ña ca jote am sax néeg yoo xam ne ay dàmbaloo la nga xam ne nii par exemple am na ay pieds yuñ tabax nga xam ne dañ ci teg ay matelas nga jéem a tëdd am ay sànke mais sànke yi rek mën na la choléra ndax tilim barke alxuraan yooyu ci biir mun nañ la jox palu chronique mais loolu lañ tëj nit ñi garaawul gis nga doomu aadama mun boo ko tëjee di ko corriger je pense que privé ko génn rek waaye waroo ko mën a privé lépp lu mu amoon këram après nga yaakaar ne loolu mooy tax mu ragal. moo tax ñu ci bëri bu ñu génnee dootuñu nekkati nit bi ñu doonoon. mais dañ fay dellu parce que imagine xale bu këf benn sac nga jàpp ko wala ku agressé benn nit taxul ma rafetlu erreur yi de li ñu def de nga téye ko
5 ans jugé woo ko voire 9 ans Kaolack am na ñu fa nekk ci kaso yi ñu ngi def 9 ans am na ñu def 8 ans 7 ans 5 ans yoo xam ne ñu ngi fa jugé guñ leen te ay xale lañ léegi ñooñu noonu ci biir kaso boobu ñu nekk di affronter mag ñi di gis ay façon dundin bu nekk échange bu nekk mais bu ñu génnee dañu am vie li ci ëpp dellu fa du problème ci ñoom parce que dañ koy miin man gis naa benn gars boo xam dama ko gëjoon gis trop rappeur la Kaolack bi ma demee bi ma jàppee nii ma gis ko ci biir mu ñëw ma koy xool moom xàmmeetoo parce que man damay dugg man nit ñi ma mujjee gis rasta lañ ma xamee parce que def naa rasta pendant 20 ans biñ ma jàppee nii ma dem camp pénal dañu dagg samay rasta waa ji di xàmmee moom ma koy xool ma xaw ko xam ne mu am ku muy waxal ku may dendal après kooku nag di ma ko présenté mu ne ko grave bi affaire yooyu ñuy waxtaan ma ne ko mais yow gisul mu ne ma def naa fi 8 ans dafa am dañ doon braquage paraît-il mu am crime mu am ñu ci génn àdduna ku ci génn àdduna ñu jàppoon leen ñoom la du ñoom mais en tout cas ñoom ñoo bokkoon délit bi quoi ñoo bokk faute bi waa ji def na 11 ans 8 ans ci biir 8 ans li ma marqué du at yi ma fa def de mais ma ne ko moom ñuy waxtaan mu ne ma des na ko 3 ans muy 11 ans mais waa ji dafa nekk ci biir comme man ni ma nekkee sama kër di dox téye benn baladeuram di dégg kii baaf lii nii. nekk à l'aise mais téye ko di déglu sound hip hopam di dox dem ñëw am ñu mu waxal dem dellu si ma koy xool di ko xool kooku bokk na. kooku génn dellu fa du problème ci moom. et je pense que war nañu xoolaat ni ñuy téye nit ñi mettre lañ parce que gis nga téye wuñ mala te li ëpp suñ prison yi fii nii tubaab bi ñu koy tabax dañu ko ay fas la woon. denc ko ay fas la woon au du temps ñu dem ba tey jëmmi jamono ñu fay denc ay nit xam nga fi ñu denc fas mënul yem ak fi ñuy denc nit donc war nañ xoolaat condition de vie prisonniers yi parce que duñu ay mala moo xam délit bu ñu def am nañ ay droit même dañ di wax nit bu rayee am na droit yoo xam ne ni am dese na ko bu ko privé mais état yi ñu nekk ci kaso yi ñaaw na mais kaso yi bon nañu mais ku fa génn da nga fay delluwaat parce que bu fekkee ne dañ la téye at yu yàgg nga génn si biir amoo dara loo fa def mais looy def ci biti mais defaat dellu ci di problème ci yow parce que miin nga ko foofu nga xam tu as des amis là-bas dañu dem ba dañu nekk benn famille ñoo pénitencier yi pratiquement xamante nañ da ngay gis parfois pénitencier yi mbalak benn booy yow ñàkk nga jom ñëwaat daal di la koŋ ni plané ñu déconné mu dellu néegam parce que booy yi am c'est une vie la léegi ci ñoom ndaw ñooñu dañu waroon génn di liggéey réew mi mais ñu ci kaso yu tëdd ñu jël alalu askan wi di leen ko dundalee ñu nekk ci kaso yi di dundee li réew mi waroon na dugal feneen donc nañuy juger ndaw ñi juger nit ñi xam seen ay sort ku war a tëdd ku war a génn waaye bàyyi ay nit ay 9 ans ay 10 ans ci kaso yi te doo leen juger boo xëyee juger ko ne ko walla demal defoo dara wala demal 1 an nga waroon tëdd fekk tëdd na 10 ans mais fu muy daboo donc il faut ñu xoolaat condition de vie yooyu voilà. voilà ñoo ko déggandoo kii di Pape Alioune Gadiaga leeralal nañu lu bëri yi nga xamante ne moom mooy xew fële ne ci kaso ba ñu ñaan yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk suñu borom génn leen ba nga xamante ne li leen fa yóbbu woon du leen fa yóbbuwaat message bi j'espère que ni leer na léegi bu ñu jógee ci côté boobu noonu dañuy dugg ci vue artistique bi parce que sa présentation yaa ngi xamle ne yore nga label bi ni nga xamante ne mooy Penku Saay nekkatul label boo xamante ne kenn du ne xamu ko ba pare nekk manager groupe bii nii di kër gi balaa maa ñëw nag ci label bi damay lay laaj relation bi nga xamante ni moom nga ama waa kër gi muy Thiat ak Kilifeu ak pourquoi moo kër gi. waaw man Kilifeu ak Thiat li ñu boole dafa naturel man dama nekk ci benn école di jàng Kaolack bokk ak ñaari magu Kilifeu classe Thiat nekk ci même école bi di fa jàng bokk ak sama rakk bu jigéen ak benn magu Kilifeu classe. donc ñu nekk ci benn atmosphère boo xam ne ni xamante nañ parce que même bu ñu rawante woon classe it xawoon nañ bokk ay gis-gis ma ay engagement ay waxtaan xam nga dem ba créer ci école bi ay groupe de danse di fecc Oscar groupe de danse yooyu dañu ko doon créer di fecc ci école bi mu école bi mu ngi tudd Jaraaf Ndaw ki nga xam ne moo ne woon suñu directeur ñu Adama Diallo loo xam ne papa la woon ci ñun ñoo bokkoon benn koñ Kaolack yàlla moom na ko yàlla na ko yàlla xare àjjana bi ñu fa nekkee maanaam fosco yeeg yooyu di am dañu doon créé woon ay groupe de danse classe ñun suñu classe ma ak ay magu Kilifeu ñoo ci doon fecc classe ñoom Thiat ay magu Kilifeu ak ñeneen gaa ñoo doon fecc bi école tëjee fekk ñun ñëpp miinante nañ bu baax ñu créé boole groupe yooyu yëpp def ko benn groupe mu nekk benn groupe de danse tudd kër gi ñuy fecc Oscar des vacances. kon kër gi danse la njëkk a def départ
bi ñuy fecc man ci ñu doon fecc laa bokk ak ku ñuy wax Sunup moo nekkoon manager kër gi avant man ku ñuy wax Pathé Boy Kilifa moo ñu doon defal imitation Thiat moo nekkoon sunu manager ak ay frère Kilifa ñoo doon fecc jamono sama yaay nag ne ma moom bëggul may fecc ma la ko lu tax moom bëggul doomam di fecc doomu moromam yi di ko tàccu ma bàyyi fecc bi ma bàyyee loolu 94 la 95 96 kër gi nekk groupe de rap bu mu nekkee groupe de rap ñi nga xam ne ni ñun ñoo doon fecc pratiquement ñoo nekk ci staff bi ñi nekkoon ci staff bi ñoo nekk artistes yi muy Kilifa muy Thiat ak Taaw ñu créé groupe bi en 1996 à Kaolack daj ci nag lu bari parce que bi ñu koy créé dafa fekk Sénégal woy mbëggeel moo fi amoon ak neexal baat ñun ñu judd ci contexte boo xam ne nii dañuy critiquer d'accord ñu di wax boobu Sénégal yi miinuñ sax loolu ñu koy def parce que dañu jàppoon ne ñun comprendre nañ ne que ni rap mode de dénonciation la quoi nit ñi c'était pour wax dëgg la c'était pour yee askan wi voilà comme comprendre nañ ko mais bu ñu boobu xamuñ sax rap bi ñuy def nu mu tudd xamoon nañ même ba ñu xamee ne rap la ñuy def mais xamuñ woon ne li ñuy def moo tudd hardcore il a fallu que ñu gis BMG ñëw Kaolack di wax ne li ñuy def nii hardcore la tudd ñu soo comprendre ne li ñuy def hardcore la tudd xamuñ woon ne hardcore la tudd mais xamoon nañ ne rap engagé la tudd ñu noonu lañu tuddee woon rap bu dëgër bi lañu ko tuddee woon donc ñu nekk ci 96 97 98 ñu commencé ci am ay problème parce que dañoo attaqué Abdou Diouf di attaqué Ablaye Diack maire Kaolack di nekkoon maire Kaolack li ci doon gën garaaw nag mooy Ablaye Diack suñu papa yi doon àndal par exemple ñun suñu papa yi politiciens lañu di ànd ak Abdou Diouf ñuy attaqué par seen parti bi man sama papa politicien bu mag la nekkoon ci parti socialiste mais dañuy dem def son attaqué Abdou Diouf ma ñëw dégloo ko son bi su dégloo ba pare ne ma neex na ma dem moo tax man démocratie suñu kër laa ko jàngee ragaluma Macky Sall bu am ci man beneen gis-gis wala Sénégal bu am ci man beneen gis-gis parce que sama papa moo ma yar dugal ma ci école yi may jàng moo koy fayal takkal ma soxna yore ma di ma dundal may opposé li muy def di leen attaqué te mu mun mu ko nangul su ma keneen meree sama yoon new ci loolu donc man ci loolu laa màgg Kilifa papam maanaam Ablaye Diack bi nga xam ne nii moo nekkoon maire Kaolack rakk Kilifa ki ci topp Ablaye Diack boobu lañu ko tuddee Ablaye Diack di fréquenté ki ñoom Kilifa ñun ñuy répété que ñoom Kilifa yaay Kilifa bokk ci jeune daamu Ablaye Diack yi ñun ñuy attaqué Ablaye Diack di ko saaga di ko wax da ngaa yàq Kaolack xaalis Kaolack nga jël di ko jox nit ñi lu nañu wax ko di attaqué Abdou Diouf ba am ci ay problème am ci dem ci kaso ñoom Kilifa jàppoon nañu ci ak ñoom Taaw. ba yaay Kilifa dégloo son bi lu mu wax. yaay Kilifa moom damay wax ne wàllu la woon rek moom bu ñu répété ñuy déglu suñu dégloo ñu attaqué Ablaye Diack lu yàgg suñu génnee day dem wiiri ñëw nañu man de marché laa demoon dégg naa da ngeen defati benn morceau di saaga Ablaye yéen loolu baaxul nangam sangam wax ñu fekk xam nañu dañuy déglu waaw bu leen def loolu nangam mos moom maire ku mos a defar la ba dafa yaatu woon ba mujj gi ñu koy wooyee yaayaatu moom yaayaatu lañ ko doon wooyee waaw maire la boo xam ne dafa contribuer ci carrière kër gi bi ñu kenn gëmul. moom yaayu Kilifa si yaayu Kilifa bi kenn gëmul kër gi ñun ñëpp suñu part pay ak suñu jaay dañu doon ay rap au départ mais moom elle nous a toujours soutenu bu ñu doon def ay concert bu gisee ne concert bi organisé nañ ko nit ñi ñu wëral ay sàkket nit ñi ñëwuñ day génn jël xaalisam di jënd ay billets di ko may waa koñ bi naan leen dem leen pour motiver ñu donc loolu mooy sunu jaar-jaar donc Ablaye Diack boobu noonu ñu koy attaqué di ko attaqué ba mu dóorluñ gars yi tëj lu leen yàlla def ñu génn continuer combat bi 99 mu amoon lu ñuy wax semaine nationale de la jeunesse ñu tànnoon kër gi mu représenté Kaolack ñu demoon yàlla def ñu finalu ji ak Bamba ji Fall lañ demoon final 1999 kër gi remporté ko donc kër gi 99 moo gagné mooy groupe bi gagné semaine nationale de la jeunesse boobu la semaine nationale sax mujj am Sénégal gars yi diggoon ñu ne boo gagné da ngay am sono wax ñu yu bëree bëri bi ñu gagné gars yi jox ñu benn baladeur CD jox ñu ay cassette coromé ak ay batterie blindée cassette jamonoy cassette la quoi ñu dellu Kaolack 2 millions dañuy génne album bu tuddoon première mi-temps album bi nag première mi-temps benn son la boo xam ne ni loolu moo tudd Save Title maanaam son boo xam ne ni mooy turu album bi moom mais mooy tur benn tur la son mooy tur benn tur son la ci album lay nekk ci album bi moo tudd Save Title ñu tuddee ko première mi-temps boo xam ne dañu ci doon attaqué Abdou Diouf
bu ay ñoom Tanor Dieng ni ñuy passante ni Senghor passé réew mi te Abdou Diouf di ko bëgg a pass Tanor ak ni ñuy seetaanee français yi du ñu noot donc ñu def benn figure de style boo xam ne dañoo tuddee woon français yi ganaar gu weex gi